The German government has just passed 7 new migration laws this week. Einigen der insgesamt 7 Gesetzesentwürfen zur Migrationspolitik hat der Bundestag schon zugestimmt. Hauptziel des Pakets: weniger Asylbewerber und insbesondere der Innenminister pocht auf schnellere Abschiebungen. Menschen ohne Bleiberecht müssen unser Land verlassen. Einer Pflicht zur Ausreise muss auch eine tatsächliche Ausreise folgen. Nach dem neuen geordnete Rückkehrgesetz sollen Asylbewerber abgeschoben werden, wenn sie ihre Identität verschleiern. Außerdem können Abschiebehäftlinge in normalen Gefängnissen untergebracht werden, bis zu 18 Monate und sogar dann schon, wenn sie einen Monat die Frist für die Ausreise überschritten haben. Some few months ago, waxoon naa ko ma ne ñu oytu Seehofer ndax Seehofer dafa mer fi mu nekk nii te dara taxut mu mer lu dul far right si ñoo fi am doole te ñoom dañ believe ne seen nit yi ñoo dem ci far right si ba pare dañ believe ne Angela Merkel ci boppam moom tam dafa believe ne soo gisee mu lose some seats ci AfD because dañ waxut ci migration crisis bi am Germany fii nii xam nga waxoon naa leen nit ñaa ngi bari fii waaye kii ngeen di gis nii Seehofer dafa mer te li ko merloo mooy militants si CSU yi nga xamante ne dañ daw dem si far right si the same thing. Angela Merkel tam kontaanut am na ku jël palaasam ki jël palaasam because bi mooy last time muy du taxawate election so ki jël palaasam kooku tam mu ne migration crisis bi is something loo xamante ne moo tax nit ñi di daw di dem ci parti bi ñoo ooyee AfD li tax nit ñi nekk around Europe mënuñoo understand Germany fii gis nga Germany the situation in Germany here is too critical because the biggest opposition inside the Bundestag at the German parliament is a party called AfD, Alternative for Deutschland. ñooñu nag ñoo gën a racist ñoom Marine Le Pen ak yu kenn xamul ñi nekk around Europe fii yëpp ñi nekk Holland ñi nekk Denmark ñi nekk Australie Farais yi nekk France Farais yi nekk Germany fii ñoo leen gën a racist ñooñu ñooy maami ñi bañ gan ñi Seehofer bii nag comme que ñoom seen parti bi nit ñaa ngee daw di dem ci Farais yi moo tax mu indi migration loi boo xamante ne ñu bëree bëri dañ wax ne is anti migrant it is anti European critique yu bëree bëri loolu lañ wax dañ believe ne koo xamante ne ñu ngi la reject xam nga normally am nga tuuti chance mun nga jël lawyer ñu bëree bëri duñ dee jël lawyer waaye maa ngi leen di yëgal ne jël leen lawyer because ñu ne suñ la téye sa 3 months biñ la jox su si tegee 1 month sax suñ la jàppee dañ laa yóbbu straight in jail moo nekk ci loi bi le ba pare Seehofer bii moom daf ko wax mu leer déglu leen ko waa ji ku garaaw la rewind leen vidéo bi ngeen déglu Seehofer li mu wax ngeen di ko oytu ndax kii ku jara oytu la booy. Müssen unser Land verlassen. Einer Pflicht zur Ausreise muss auch eine tatsächliche Ausreise folgen. jeex na xam nga soo gisee mu wax lii. Nach dem neuen geordnete Rückkehrgesetz sollen Asylbewerber abgeschoben werden, wenn sie ihre Identität verschleiern. ñu ne su fekkee ne yaa ngi nuba sa identity waxuloo yow fi nga jógee. Außerdem können Abschiebehäftlinge in normalen Gefängnissen untergebracht werden. ñu ne suñ la jàppee dañ laa yóbbu si kaso bi su fekkee ne reject nañ la ba pare. Bis zu 18 Monate und sogar dann schon, wenn sie einen Monat die Frist für die Ausreise überschritten haben. The thing is that
am nga dañ la dee jox kayit su fekkee ne reject nañ la dañ la dee jox kayit ne la 3 months nga bàyyi Germany fii ñoom nag dañ defar loi boo xamante ne mooy wane ne 3 months boobu soo ko passé suñ la jàppee nekkul ne da ngaa dem court nii nga nekk ci sa asile camp bi nga nekkoon di dem uyu si court bee yooyu noonu non ñoom ci kaso bi lañ laa yóbbu loolu moo tax xam nga te kaso tam criminel moo faa nekk nit ñi dañ believe ne nga dugal asylum is not a crime moo tax warloo nekk ci kaso bi waaye lii nekk na loi de nekk na loi moo tax maa ngi advise nit ñi from West Africa all over West Africa du Gambia rek whether you are from Ghana, whether you are from Liberia, whether you are from Sierra Leone, whether you are from Senegal, whether you are from Mali, whether you are from Guinea, whether you are from Guinea-Bissau, all over West Africa, they told us that only 2% of the people from West Africa will get asylum to stay here. Later on, I will explain to you the good things in this law, but this is a very bad part of this, some of those 7 laws, new laws they brought, migration laws they brought, which came into effect, which they passed at the German parliament this week. Which means there are something what the experts told us, that the very moment you refuse to tell to the authorities about your whereabouts, about your nationality, what they didn't bring in this report is that, which some experts already told us, is that they will listen to your handy, and they will trace your talks to see where you coming from, and they will document this, everything. And believe me, like places like Gambia and all these countries, I'm telling you, these people, many of our politicians, they are just very corrupt. People will come with those documents and say, listen, man, we have been listening to this guy. We know he's coming from Gambia. We just want a paper to bring this Gambian back. Please, here is a bag full of money. And ni ngeen xamee suñ politiciens yi ñii yéen xam ngeen suñ politiciens yi suma waay dañoo jël xaalis bi loolu moo yàq affaire bi yow suñ politiciens yi nga xam ne amuñ dara ñu indil leen kartaabali xaalis kan mooy expecté ñooñu duñ ko jël dañ ko dee jël moo tax soo ñëwee Germany fii bul waste sa time di foog ne yow da ngaa démonstrer Gambia yëfi deportation yow na la peg ne time yi Jawara dañoo deport nit ñi time yi Yaya Jammeh dañoo deport nit ñi time yi Adama Barrow tam dañoo deport nit ñi man Adama Barrow ci boppam président Barrow sorry our president I'm very disappointed. Come in front and explain to the people. Waruñoo toog fii naan ñoom yëguñ yëfi deportation and nothing over bi mu ngi pare deport nit ñi de te mass deportation laa pare ni man maa leen ko wax mass deportation la kii di waaj nii te nim ko defee kenn du ko mun a stop nobody, only our government can stop this man, but they cannot stop him because our government, they are poor. They don't have. Tàllal loxo lañ nekkee te suma European Union bi gis nga kii ngeen di gis nii mu ca digga ba ol doo nekku fa lu leer laa leen wax lu leer nañ laa leen di wax because big coalition moo fee dox su mayee démocratie social démocratie dara social démocratie tam dañ koo nangul dara mu joxe dara moom tam ñu jox ko dara te moom waxoon naa leen ko de dafa wax ne mu ne the migration crisis mu ne is the mother of all problems in Germany waxoon na ko the Migrationskrise is the Mutter aller Probleme in Deutschland fa ko wax loi bi ngeen di gis nii 6 months ago la waroon a ñëw 6 months ago
dañ ko indi rek ñu ne lii is anti migrant, this is anti European, this is racist. mu jël ko laaxa ak ministre mi di ko togga di ko defaraat léegi indi na ko teg ko ci table bi. xam ngeen lan a baax si politique bii nii ci loi yiñ ceeñ nii 7 laws yi xam nga lan moo si baax. xaaral ma jeexalee loolu ci vidéo bii nii ngeen di oytu waa ji nii te li baax si contrat bi yàlla social démocratie fii nii ñoo wax ne dañ war a def ci biir loi bi pour nit ñi nga xamante ne ñu ngi góorgóorlu fii nii ak seen Ausbildung ak seen Umschulung ñi nga xam ne ñu ngi qualify ak ñi nga xam ne qualify yuñ waaye ñu ngi ci seen jànga li ñoo wax fii Ausbildung jànga métier. moo tax loi yiñ defar am na loi bu fa nekk buy wax ne ñi nga xamante ne te dañ joxe déet santé ñu ne ñi nga xamante ne ñu ngi dugal seen asylum from on the 1st of August 2018 mu ne ñooñu noonu dina leen allow ñu jeexal seen Ausbildung